fii ci Diazaka man plus particulièrement man mi nga xam ni presque maay deuxième personne bi fi installé à part chef de quartier bi donc boo paree di porte-parole quartier bi. man suma terrain maa ngi ko commencé woon depuis 2016 2017 laa fi toxu si. magee naa ko fi daanaka lu mu gàtt 3 ans sëkk yi nga xam ni sax ñu ngi ko doon jëlee ci usine bi un dénommé Waxaab lañ ko doon may mu koy sa sotti fee ci ginnaaw ba léegi sëkk yi sax jeexagul ba ñuy gas seen silo yi. usine bi dans un premier temps ci 3 aspects laa defoon constat bi interpellé woon ko ci. ndax bi ci njëkk mooy ñëwoon na fi di lor tool yi nekkoon suñu ginnaaw nga xam ne ay doomu Sénégal ñoo fi nekkoon di ko bay poussière bi di leen laal ba nga xam ni seen production yi melul nu mu daan mel ku dëkk Tëngéej xam ni toolu Lendeng boo ko doon dégg légumes yi gën a neex ci la daan jóge mais fi mu toll nii malheureusement ñu ngi dem ba di ko ñàq beneen aspect bi mooy plan RSE. ku ne xam na ni entreprise bu nekkee ci biir dëkkuwaay war na mën amal koñ ba mu dëkk njëriñ du sax benn journalier buy xëy ci koñ bi di fa dem donte sax ñun bëgguñu suñu cité bi doon cité boo xam ni cité ouvrière lay doon. beneen bi ci topp mooy côté écologique mooy poussière bi nga xam ne moom mu ngi koy engendré ndax ku ne xam na selon code de l'environnement am na ci loo xam ni. boo demee ba koy jox comme pollution rek dafa am fu ñu lay classé te ñoom seen installation yii nii installation classée lañ koy tuddee selon code de l'environnement te dafa war a nekk à 500 mètres minimum des habitats. waaw salaamaaleykum maa ngi kontaan ci seet si bi ngeen ñëw seet si ma fii ci Tëngéej fi ngeen ñëw nag quartier bi ci ginnaaw moom mooy cité Almadina City. fii ñu nekk nii mooy cité Diazaka boo déggee coow li nga xam ne fan yi moom moo lëmbe réew mi gaa yëpp di wax maam góor. voilà non association la xam nga tey comme yàlla dafa dogal nii man dama am tur dëgg fi donc lépp loo xam ne bu ñëwee rek même ku fi ñëw di fi seet nit sax da nga naan wetu kër maam góor donc man la nit ñi xam yàlla dogal nag man ma am ñaari casquette fii. parce que man je suis le président du conseil de quartier bu cité Diazaka fii beneen bi ci topp man je suis conseil municipal il y a presque 3000 Rufisquois yoo xam ne dañu jël seen carte dem votel ma am ay conseil ci au nord man ma jàll ville donc lépp loo xam ne gis naa ko loo xam ni dafay yàq dundinu waa Tëngéej ji dama ci war a taxaw parce que koo xam ne tey ji day défendre Sénégal mais rawatina fi nga dëkk donc su ma gisee loo xam ne day yàq dëkk bi faaw ñu wax ci. sur ce ci lañ demee foofu wax leen ne leen ni kat yéen a ñuy lor suite à la maladie de ma mère ñu wax leen ne leen ni kat yéen a ñuy lor parce que fi mu toll nii feebar yu bëree ngi ci juddu te lépp poussière bee ko waral donc ñu waxtaan ba am na sax ay courrier électronique yu ñu jotoon échangé. ci protocole d'accord boo xam ne dañ ne woon dinañ def tout pour atténuer poussière bi am na ay dispositifs yu ñu jënd lu koy mën a faj mais vidéo yi nga xam ne ñun ñu ngi koy yor ba leen koy wan ngeen koy gis di ko wan autorité compétente bi aussi mooy wane ni la ñu waxante woon defuñ ci dara respecté wuñ ci aussi ñun ba ñu xamee ni lii mënul dem ci la ñu saisir gendarmerie de l'environnement ministère de l'environnement ak direction donc ma yaakaar ni combat bii ñu nekk di xeex nii c'est pas un combat boo xam ni que les populations devraient même faire à la place des autorités parce que dëkk bu ne am na nu muy doxee am na ñoo xam ne ñoo war a caytu wérgu yaramu nit ñi ak respect la nga xam ne mooy lépp luy wàllu environnement. léegi ma am 5 ans man sama kër fële waaye fii sama kër doom la après ni ma yaay ñëw toog fii waaw suñu kër bu njëkk bi mi ngi nii ci ginnaaw fa lañ toog si fa lañ ne woon am nañ fa 2 ans yàlla def sama doom jënd kër gi ñu toog si fii waaw
ñëw dend ak usine bi ñaari kër yëpp ñoo dend sax. waaw ni ñuy sonale fii noonu la ñuy sonale fële. mais waaw sonn rek poussière bi day ñëw dañuy ndax ñoom fi mu ne nii seen intérêt la ñu topp. poussière bi xam nga dëkk bu mel nii bari nit macha allah poussière bi di sonal nit ñi di naaw partout kenn mënul fomp. gis nga lu ñu fomp 5 minutes après ba ñu suñu gaare suñu oto yi day weex taal ñun nag xulawuñu xeexuñu dañuy ñaan yàlla rek mag président Macky Sall mooy suñu président ak soxna Marième Faye Sall ñu dimbali ñu parce que ñoom ñu baax lañu macha allah te dëgg lu dul dëgg rek dëgg ko gën xam nga lii du dëgg bi ñuy tabax usine bi man maa ngi toog fii ñu koy tabax lépp sama kanam la dama daan génn ci mbedd mi toog ndax fii dafa xawoon wéet man dama de toujours maa ngi ci mbedd mi ba feebar dal ma fi ma jékki-jékki mëntuma nooy ñu yóbbu ma hôpital Dalal Jàmm bi ñu ma yóbboo ndekte nooyatuma sax ba presque léegi dugal nañu ma scanner yëpp yëguma ci dara réanimation boobu am naa fa 6 jours soo génn ci saal yi sama doom ni mu ci dépensé kenn xamul nu mu toll presque dépensé na ci 900000 ci ay ordonnance ak ay garab ak chaque jour vraiment sonn nañu ñun nag xulawuñu xeexuñu ndax ay dëkkandoo lañu naar yi ay dëkkandoo lañu ñun jàmm rek lañu bëgg waaw yàlla rek moo tax ñuy wax lu ñu fomp verre yi lu ñu fomp suñu bon bi day fomp ba dama koy mujj yërëm lu ñu fomp 5 minutes après poussière bi ñëwaat te loolu tam du yoon nit ak poussière xajowuñu man bi ñu ma xoolee bi ñu defee scanner boo xam dañu ne sama dënn bi yëpp poussière moo ci nekk may reetaan man nañu ne sa dënn bi Adja poussière rek moo ci nekk li tam neexul wax dëgg yàlla ngeen jàpp ci rek. ñun def nañ fi man sama kër bi ma njëkk a am fii maa ngi ko fi am 2013 ak léegi ça fait presque 10 ans société bi mu fi ñëw ak léegi matul 2 ans exploitation bi tax tamit ñun ñuy kaas biñ ko commencé ak léegi ça fait 7 mois xam nga donc usine bi dafa ñu fekk fi mu nekk toolu mango la woon donc ñun lépp fi la ñu fekk te après sunu porte-parole quartier bi muy Mohamed Diagne dina la mën a jox ay firnde jox leen ay vidéo yu wane quartier bi muy door a démarrer ba fi ñu toll nii am nañ ko fii yëpp bi muy démarrer ba fi mu toll nii ñun am nañ vidéo yi donc ñoom. commencé exploitation def ngeen ay démarches avertir leen ci conséquences waaw usine bi mu démarrer dem nañ fa pour xam ñoom lan lañ fi war a def bi ñu ñëwee ñu gis seen mur bi nga xam ni mooy seen bureau yi ñu bind ci bâtiment administratif. donc ku bind bâtiment administratif da ngay jàpp ne peut-être administration bi moo fay nekk wala yooyu léegi ñoom bi ñu demee ba construire ba pare ci lañ commencé teg seen silo yi ñu njëkk a teg seen silo yi ndaw yi ñun ñu dem fa commencé wax ak ñoom ne leen lan ngeen di def fii ñu ne non li ay silo la karab dugg na fii ndekete ñoom centrale à béton moom la ñuy def te boo xoolee centrale à béton yi même bu dul dara sax dafay yàqal maçon yi nii xanaa xam loo maçon yi sax dañu war a kaas parce que tey ñoom seen directeur d'exploitation wax na ko interviewé nañ ko mu ne lu maçon daan def benn usine bi daf ko multiplier par 50 ça veut dire que ni kon yow bu fekkee benn maçon mooy liggéey 49 yi yóbbu nga leen au chômage est-ce que comprendre la beneen bi ci des mooy ñun dañu am ay nit yu dëkk ci koñ bi yoo xam ne dañu am ay problème mu respiration ñi am pneumonie man mi di wax ak yow sama yaay décédé na y a 25 jours ci ginnaaw te tey ci li ko daloon mu feebar amoon na ay problème respiration donc nag du ñu nangu ay nit jóge ca àll ba bu ñu liggéeyee ba 18h ñibbi seen i kër ñun ñu fanaan ci poussière bi soo gisee maay wax ak yow sax sama baat dafa xaw a dee parce que su ma xëyee suba teel ba ngoon poussière laay naan donc nag loolu moo tax ñun ñuy xeex pour usine bi saa jóge fi te xeex bi ñuy xeex na ñun pacifiquement la ñuy xeex sànniwuñu xeer xuloo. non avant ma fiy tox si moom poussière amu fi woon mais après benn usine de fii ibbi affaire carrière di defar ciment ak béton mooy Bisa béton après si la poussière bi commencé jóg benn jour 20h sama doom bi fii la daanu ba ma daw moom dem ci clinique Adama Ndiaye bi am na 8 ans si laa ko yóbbu ñu dugal ko defal ko ay oxygène quoi sonnoon na trop aussi bi muy dem parce que dafa jékki-jékki mënatul noyyi quoi bi ma demee aussi médecin bi nee na ma problème mu poumon yi la poussière quoi. waaw loolu la ma médecin bi wax du asthme du dara mais poussière bi la quoi. non mosul am problème fii rek dañoo feebar mosul am problème boobu mais fii dafa ñëw fàtte carrément affaire bi sonal ko trop.
mu yóbbu ko ci clinique bi ñu tegal ko defal ko ay oxygène quoi. enquête bi li nga mën a xam mooy am na ci preuve yoo xam ni mënoo ko yor sonore mënoo ko yor ci poussiéreuse et tout ça ba pare nga joxe ko te doo am yaakaar ni ci dëkku yoon dëkku loi lii dafay jàll lii dafay favorable te ñoom seen fait yi def nga xam ni teguñ ko ci yoon ndax li ma demandé woon c'est clair an seen impact environnemental buy wane ni war ngeen mën a def li ngeen fiy def ana seen emprise ak emplacement cadastral bu leen di may ne fi ngeen nekk c'est à 500 mètres des habitations ana seen audience publique bi nga xam ne war ngeen dugg kër par kër expliquer leen seen projet bi ngeen fiy def ak lan lay engendrer comme pollution ndax ñoom ñu mën a comprendre ba ni non avis favorable lii du indi benn jafe-jafe ci population bi léegi tontu wuñ ci loolu ñu créer diversion xam ne bu ñu ñëwee ci biir koñ bi ut ay nit jënd leen ne leen taxaw leen ni yéen waa koñ bi que ni yéen amu leen benn problème loolu sax ay kuñ ko def nga gis sa bopp ba pare dañ ko def pour attaquer Mame Goor pour mën ko atteindre loolu waral incident bi am ba ngeen koy gis ci vidéo yi mais loolu yëpp diversion la liñ leen di demander te di ko demander Sénégalais yëpp ñu demander leen ko te demander ko autorité compétente yi lii di installation classée nekk à moins de 500 mètres des habitants ndax du mën sax 500 mètres motul sax 50 mètres donc lu tax ñu jox leen autorisation bi te lii am bu amee ba noppi aussi il n'est jamais trop tard pour que ñu delluwaat ginnaaw retirer li ñu leen jox te du yoon te may wax ni aussi ñu si bari ñu ngi naan wàllu xëy mi agression xëy la buñ ko jàppee noonu mais li tax ñu bonal ko mooy ka ngay lor alalu jàmbur ngay jël mën nga rey nit santé jàmbur ngay jël donc kii aussi dinay jox nit ay liggéey tey rey ay nit parce que man sama yaay man sum ñun joxuñu liggéey mais tant que mu ngi koy jox ay Sénégalais rek ñun duñ ko bañ mais bu demee nag bay rey doomu aadama dañ naan du fi amee te benn bi ci des mooy nga la buñ demee ñoom bay yor usine parce que Bisa du béton rek lay def day liggéey ci immobilier day liggéey ci chocolat farine FKS ñoom ñoo ko moom mais pourquoi yéene wuñ ñu chocolat yéene wuñ ñu beurre mayonnaise et tout d'autres produits que la plus chère li ñu leen demandé woon nag c'était très simple def ngeen fii au moins bâtiment administratif boobu mën ngeen ko fi bàyyi atelier bi ngeen nga xam ne ngeen def fii muy engendrer pollution sonore ngeen jëlee ko fi ak silo yi nga xam ni aussi ciment bi ci échappé ak traficu camion bi ñu jëlee ko fi particules poussières yi parce que yéen vous êtes témoin bu ngeen xoolee zone bi rek même bu ngeen di noyyi sax da ngeen di sentir ni am na lu ngeen di sentir donc loolu rek moo waraloon coow li ngeen di dégg. sànniwuñ leen defuñu dara loo xam ni luy wane ni dañuy def violence ñoom nag yàlla dogal na ñun bi ñu jógee ci xeex bi wax ak ñoom ba sonn ñu dëgër bopp dañu dem def pétition muy ñi koñ yi ñëpp def pétition signé dem gendarmerie de l'environnement déposé ko fa bi ñu ko fa déposé tamit waa environnement tamit accepté ko di xaar enquête u gendarmerie génn man nag dama ragal ni bi enquête bi génnee peut-être enquête boobu dañ leen ci wax wala ñu sant leen ci loo xam ni peut-être arrangé wu leen moo tax ñoom ñu excité wu commencé di yëngal xam nga barki dem ñu yeewu jeudi passé ñu dem fii rek for fi ay nit indi leen fii pour wax leen ni leen yéen wax leen ni ci quartier bi ngeen dëkk poussière bi wàññiwu leen dara comprendre la xeex bi Mame Goor di xeexu boppam la te loolu baaxul parce que lii wane ni baaxul mooy heure bi ñu ko def dafa nekk mu nekk ay 9 heures si suba mais bu nekkoon heure bi xale yi yeewu jeunesse bi nekk fi mënoon na indi incident parce que ay nit suñu yeewoo gis ay nit ñuy taxaw di wax au nom de leur quartier di wax loo xam ne c'est négatif mën na ni coow man mi mu fi fekk bi mu fi fekkee damaa génn ba xam ni ñii dëkkuñu fi
may dem si journalistes yi pour wax ak ñoom pour xamal leen ni ñi ngeen di waxal dëkkuñu fi seen nervi yi ñu indi benn ñaar daw kenn ki bëmax ma ba presque dama daanu ci la caméra yi tourné mu ñëwaat sama kanam di ma bës ba incident yi si am yëpp am si donc nag dañuy ñaan état Sénégal di ko ñaan ñëpp usine bi ñun bañuñu ñu liggéey bu ñu bëggee liggéey nañ bàyyi fii seen administration mais production bi ñu yóbbu ko ay jam ñaajo wala feneen mais nag duñu nangu benn usine ñëw ufal ñu seen usine di ñu rey à petit feu te boo xoolee Tëngéej man je suis conseiller municipal encore une fois ay Rufisque quoi dañ ma votel maire bi woo nañ ko il est au courant le maire de la ville yëg na ko non maire bi daal ñëw na fi avant-hier commencé naan dama bëgg a def médiation mais lii bi muy door a am dem naa bureau mu ne ma damay door a falu damay door a def lii damay door a def lii il faut que yu mel nii ñu jël ci décision yu gaaw comprendre la fii guerre sax bu amee gars yi mun nañ toog ci table rek la ko mais li ñu bëgg mooy usine bi sax suñu amee seen administration ñu bàyyi ko fii production bi ñu yóbbu ko loolu moom la quartier yi wax moom la ñëpp wax man nag budul sax li ma dëkk ci quartier bi dama am pour lépp lu xew ci Tëngéej ma war ci mën a wax ndax dafa am ay Tëngéej yu ma jox ay waa Tëngéej yu ma jox seen kaddu ñoo xam ne bu ñu sañoon maay nekk seen maire nekkuma seen maire je suis conseiller municipal lépp lu yàq si dëkk bi dama koy dénoncer loolu mooy dëkk. mooy tailleur bi nekk fii si cité Diasaka bon yàgg nañ fi bon biñ fi ñëwee bees nga xam ne usine bi nekku gu fi woon boobu amuñu woon benn problème mais ak usine bi mu fi ñëwee léegi ñi am ngan di problème yoo xam ne sax xoolal mënuñ liggéey ngir poussière bi mënuñ liggéey ngir poussière bi fi mu ne client yi sax bu ñëwee xam nga duñ fi nangoo toog ngir poussière bi xam nga loolu tamit métti na man nee naa usine bi waroon na fi mën nekk pour dimbali nit ñi mais yaakaar naa dafa nekk pour lor nit ñi am na samay clients yoo xam ne sax duñ fi nangoo ñëw ndax boo ñëwee dañ naan poussière bi ak comme dama asthmatique ak affaire yooyu xam nga duma fa nangoo ñëw loolu mooy seen problème lépp usine bi la. waaw non bu baax a baax fi ne xoolal sa lekk sax ñi moo ko sa lekk sax mënoo ko te gis nga sama machine yi fi mu ne nii damay liggéey ba wàcc xoolal damay jël benn morceau yaa ngi koy gis dama koy jël lëmas ko ci sinon poussière machine bi poussière usine bi moo ci dugg ba machine bi day planqué wu dootul daw. gis nga ko sama yére yi amul chaque jour damay bale 2 fois wala damay fëgg chaque jour damay fëgg gis nga ko ñun ñi ñëpp kenn ku nekk problème mu dënd ngay am. te lépp usine bi moo ñu ko yóbboon ndax biñ fi nekkee te nekku fi demeewul woon noonu mais ak usine bi bu ñëwee lañ commencé ñàkk dundu jàmmoo kenn xamut ci lan lañ nekk. yàlla xam na ko sonal nañu trop xam naa ne luñ ñi ci mën a dimbali ba mu jógee fi nee naa ko moom xajoowuñ ak moom benn moom mu des fi ñun ñu dem wala moom mu dem ñun ñu des fi loolu moom ma nekk mais ñun moom mëntuñ dëkk ak moom carrément ndax luñ mën a am rek suñu wér-gu-yaram moo ñu ko gënal te dem xam nañ ne lii arrange wu ñu dem te usine bi ak lu mu bëri xaalis benn nit kese moo ëpp doole yaakaar naa ne xaalis bi ak lu mën doon léegi nag ñu ngi woo le président Macky Sall nañu dimbali ci lii wala ki nga xam ne moom mooy kilifa bu Tëngéej na ñëw dimbali ñu ci lii balaa mi lépp loo xam ni kuréel la buy dox ci environnement nga ñëw jàpp ci xeex bi ndax xeex bi xeex bu noble la fii damay faral di wax ne fii dafa doon partie bu stratégique par rapport ak Rufisque Sococim dafa nekkee benn côté di polluer fii nekk benn bakken boo xam ni amul entreprise buy indi pollution donc du coup fii moo doon au moins atténuer poussière bi nga xam ni muy jógee Sococim donc bu fekkee ni poussière bi jógee Sococim am na beneen doomu Sococim bu nekk ci wet gi di ko def bu yeboo waa Tëngéej toxu bàyyi fii nii ñu jàppee ko yoonu Thiès bi ñuy wax naan tur bi sax lay fàtte. oui juste rek pour te dire maanaam àll boo xam ne bu ñu abandonné àllum kañ loolu daal moo doon coow li. dañoo sonn fii nii en fait ak poussière bi et tout ça duñu mën a fóot depuis que si suba bi ñu fóotee ba léegi suñu yére yi moo ngi fii ñu mënuñu fexe ba weer ko 6 heures maa nga koy weer wala si guddi gi en fait da ngay fomp chaque jour da ngay fomp te mooy loolu da ngay bale en plus fomp vitre et tout ça yëpp day poussière dañu sonn trop. doo mën a génn doo mën a dem dugg ji balaa ngaa génn dem dugg fekk légumes yu baax yëpp jeex parce que doo mën a génn daa bëri poussière trop dafa bëri poussière dañu sonn en fait ak usine bi nañu si jàppale daal nañu jàppale te baaxul ñu koy noyyi chaque jour da ngay saxat doo mun nelaw bu baax chaque jour ba nga tëdd da ngi jël ay comprimés pour nga mën a nekk en l'aise nañu si dimbale daal loolu daal lañ soxla woon. na saw dëkk cité Diasaka
di wax ne vraiment poussière bi sonal nañu trop sonal nañu lool chaque jour dinañ bale 3 fois 4 fois fépp foo laal suñu kër gi ay poussière gis nga lii nii bi ñu xëyee fomp nañ ko 2 fois mi ngi nii gis nga xale yi yeeg ñëppay sëqat mag ñi feebar waaw vraiment daal poussière bi sonal nañu lool. ay mois ci kanama waaw. waaw lañ commencé def constat yi bëri na bruit bëri na poussière waaw gisoo suñu buntu yi yëpp a weex tal ak ciment yëpp a weex ak ciment. si maire bi dafa feebar te bi ñu demee hospitalisé ko Dalal Jàmm dañu ne poussière bi moo ko jàpp waaw maire bi nii sama goro la dafa feebar. non comme saqat yi rek waaw. yëpp day tilim yëre bu weex moom sañoo ko fi fóot yenn kii yenn jours yi waaw bu ñu liggéeyu daal ngay fóot say weex te bu ñuy liggéey doo ko fóot waaw. yëpp day poussière yëpp da ngay raxas même armoire yi boo ko ubbee nii boo laalee day am poussière fépp poussière sama néeg bu ma koy bale comme sunguf doo am benn mbalit mais ay poussière ngay am waaw vraiment poussière bi sonal nañu daal.